ci bés bu niroowut ak yenn bés yi ci Sénégal wërgal këpp élection territoriale 2022 rawatina foofu nag ca fi nga xam ne foofu la bàyyeekoo di HLM. candidat mairie bu Ziguinchor Ousmane Sonko daa di doon ku njëkk ci chronogramme bi nga xam ne jébbal nañ ko taskatu xabaar yi 9h ci suba ci 23 janvier bi mu nar a doon ku nar a tijji ci candidat yi nag ci boobule nag acte citoyen. gannaaw bu 9h tegalee ñeent fukki simili mu daal di yegg si ca bërëb ba mu dugg ca biir bureau ba woote ba génn amay kàddu tuut yu mu jot a sànni taskatu xabaar yi ak askanu Ziguinchor yëpp bu ko nekk di déglu. di rafetlu condition yi ñu fekk fii ci suñu centre de vote ñu ñaa ngi voté calmement xëccoo amul buuxante amul problème amagul te ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg ci élection ba jóge ci te mu demee nii parce que après tout élection kese la vraiment su liy weesoo ñun ñëpp sénégalais lañu ñun ñëpp Casamance lañu ñun ñëpp Ziguinchor lañu on va se retrouver dans cette ville là joxante loxo liggéey donc am na loo xam ne jaru ko nañu respecter volonté Ziguinchor waaye am nañu sañ-sañu tànn ku leen neex ku bugg a tànn Ablaye Balde tànn ko ku bugg a tànn Benoît Sambou tànn ko ku bugg a tànn Ousmane Sonko tànn ku bugg a tànn keneen tànn ko loolu mooy démocratie te loolu dañ ko war a def ci condition yoo xam ne dañuy yemale ñëpp loolu la ñu gisagum fii ñu ngi ñaan yàlla mu daxee noonu fii ba ngoon gëm naa ni tey soobe yàlla à 19h Ziguinchor dina am maire bu bees te maire boobu Ousmane Sonko lay tudd. gannaaw moom it daal dinañu jubal ci beneen centre di dispensaire Santhiaba ca commune Ziguinchor ba tey foofu nga xam ne maire sortant ba Abdoulaye Balde fa la defee li nga xam ne mooy devoir civique moom it daal di def li ni mel ñëw tànn ay xobam dugg woote gannaaw tamit bu mu génnee mu daal di jaakaarloo comme moromam yi yëpp ak taskat xabaar yi daal di yëkkati tamit ay kàddoom dénk leen ko moom it loolu la def comme jàngat ci li nga xam ne mooy bis bi ak doxalin élection bi gannaaw moom it ñu daal di ñaax askan bi yëpp ñu génn dem tànn ki nga xam ne moom lañ bëgg mu doon seeni jaraafu gox ak tamit ku leen di teewal ca bopp conseil départemental ba élection territoriale 2022 ca Sénégal mongoog ñuy xaarandi nag résultat yi nga xam ne ñoo ciy dukkee. coalition bu am solo coalition bu yaatu doo xam ne doomu Ziguinchor yu si gën a am solo ñu ngi si biir que ñu nekk ay politiciens ou bien ñu nekk ñoo xam ne ñu ngi si secteur ñu ngi yëngu si ay secteurs yu bare donc ay kàngam ñoo nekk suñu coalition donc baat nañu campagne bu baax a baax dem nañu fu ne wane suñu bopp naka noonu maa ngi bëgg a gërëm jeunes yoo xam ne ñoo nekk si coalition ak jigéen ñi parce que def nañu plusieurs fois des porte-à-porte sacrifié nañu ba d'ailleurs may déplorer benn incident bu grave boo xam ne daf ñu daal ñun waa coalition UCS Mbolo mooy que suñu benn volontaire bu tudd Moustapha Diatta le benn jeune Pastef jàmm te boo loolu mu ngi xewee jeudi Castor côté sapeur-pompier donc ñu doom yóbbu woon ko hôpital yàlla jël bakkanam tey si guddi donc di jaale yaayam waxtaan ak léegi ak yaayam elle était dans un état totalement effondré jigéenu parti bi aussi ñu ngi foofu au niveau de la maison mortuaire donc di déplorer situation boobu di ñaan yàlla rek que toute la lumière soit faite sur cette affaire boo xam ne affaire bu grave la donc de toute façon gendarmerie saisir nañ déjà la section de recherche saisir nañ dossier bi et que ñu ngi si wéy ñu am yaakaar ni que déjà arrêté nañ koo xam ne moom moo def ñaawteef boobu donc di ñaax ñëpp ñoo xam ne ñoo ànd ak man dañu ànd ak dal ku voté rek ne leen ñibbi parce que ñëlee xam nañ ñu perte nañ ba pare léegi lu leen desee mooy def xeex def violence pour que yëpp yi peut-être mu am jaxasoo nit ñi jaxase xel nit ñi loolu mooy seen stratégie donc bu si kenn ànd élection yi ñëpp xam nañu que Ziguinchor yàgg nañu organiser ay élection yu jaar si yoon man mi ñàkk naa si ay élection gagné naa fi ay élection donc par conséquent doo ñëw si benn dëkk rek nga ne yow de yaa fi nekk alors que démocratie c'est l'expression plurielle des opinions mais aussi ku nekk day dem wax ak citoyens yi et puis élection yi du benn c'est pas la même nature donc il faut pas que déjà nga autoproclamé wu vainqueur nga ne doo reconnaître beneen résultat
loolu tax ba ngay prolonger campagne électorale bi continuer di ŋàññi nit ñi di continuer di def ay caravane di jéem a dugg ci ay centre de vote pour jéem a perturber vote bi loolu du suñu cër du cëru kenn dañu war a nekk ay mag war a nekk ay kilifa surtout bu ñu waree aspirer ci yeneen responsabilités yi je pense que loolu dañ koy ŋàññi nañu dal na ku nekk dal voté ñibbi bu soobee yàlla moom tànn na koo xam ne mooy nekk maire ba pare. depuis quelque temps suma ay responsable aussi ñu ngi may signaler ay jafe-jafe mel noonu parce que suñu militants yi bëri ñoo xam ne dañu bindi woon les primo-votants seen carte yi gënul donc ñu am aussi ñaaw njort ni que am na lu xew donc par conséquent bu dee loolu c'est vraiment dëgg la vraiment dina doon affaire bu grave boo xam ne ñëpp war nañ ko condamner opposition bi comme majorité bi parce que lieu de retirer carte d'électeur du nekkul ay këru responsable mais war a retirer carte d'électeur yi si kuréelu état bi la préfecture bi aussi ay commissariat de police je pense que loolu moo war a am leneen lépp du si am rek loo xam ne nga xam ne jaarul yoon. ca diwaanu Ziguinchor daa di bëri lool ay centre ñu nemmeeku nag benn bu Sem Malick Fall daa di dalal muy centre bi nga xam ne candidat bi di Benoît Sambou nekk candidat buy uti mairie bu Ziguinchor daa di fa amal nag lii di votam ci boobule nag centre askan bi nga xam ne ñoom teel nañu génn ñu ñëw nag daa di njëkk a tàmbali lii di vote bi ñenn ñi daa di dugg jël seeni bulletin kon nu ko yoon santaane den daa di sandi nag ki nga xam ne moom la ñu bëgg mu doon seen jaraafu gox ak i tamit ku leen di toogal ci bopp conseil départemental daa di toog ba ay booru 11h jàpp midi moom ci boppam candidat bi Benoît Sambou daa di yegg si ca bërëb ya mu def tamit li nga xam ne mooy devoiram di war galo bi moom it daa di dugg tànn ay xobam voté lu muy voté daa di génn tamit ñëw jàkkaarloo ak taskat xabaar yi sandi ay kaddu yi nga xam ne yooyu la am ci wax ci bis bi mu ngoog di ay kaddu ki nga xam ne mooy Benoît Sambou di uti nag jaraaf doon jaraaf bu diwaanu Ziguinchor. ay weer a ngi nii ñu ngi dugg ci dëkk yi ci village yi ci quartier yi pré campagne bi tamit campagne bi yëpp ñu dugg di waxtaan ak nit ñi di leen présenter sunu programme bu nga xam ne ñu ngi koy wooyee Ziguinchor bu bees programme boo xam ne dañ ko jublal ci régler problème bu gën a grave bu population yi gën a jànkonteel tey mooy xëyu ndaw yi ñu wéer ku nag ci ay fan ay tànk yu dëgër ànd ak jigéen ñi jàppale leen ci seen liggéey ànd ak secteur artisanat bi nga xam ne dafa am capacité absorption main-d'œuvre ànd ak ndaw yi jàppale leen boole leen ci liggéey bi ñu mën ànd ak ñoom tabax Ziguinchor bu bees Ziguinchor bi nga xam ne ñëpp moom lañ bëgg. def nañ campagne bi ci jàmm ñu ngi ñaan tey bésu vote bi lépp jaar ci yoon nit ñi génn massivement dem voter ji parce que acte citoyen la buñ ci génnee tamit ku nekk gi tellu sa kër toog xaar résultat yi et ku gagné ku yàlla fal ñu ànd ak yow liggéey.